di dalal suma mag suma nijaay suma kilifa monsieur le ministre Thierno Alassane Sall di rafetlu bu baax tànkam yi mu yëkkati ñëw déplacé wu ba fekk ma fi ma ne ñëw seet si ma. donc ñëw bi mu ñëw fii tey wane na ne ñun ak ñi nga xamante ni ñoom la nekkal ci République des valeurs ñun la yemale képp. parce que nit ki su dafa am loo xamante ni bu la manqué rek daanaka deseetoo dara boo demee ba perte say valeur jàpp naa ni mën nga yow ak xob buy naaw yéen a yem. alors ñuy waxit ne tànk yi nga ñëw seet si ñu day yokk suñu engagement dafay yokk suñu motivation parce que jàppoon nañ ni bu président Macky Sall ñëwee ba dem ak coono yi ñu ci teg xëy na dafay tax ñu noppi wala day tax dootuñ entreprendre ci beneen action alors que c'est totalement le contraire. tey la ñu gën a motiver wu tey la ñu gën a am détermination tey la ñu gën a pare pour jàkkaarloo ak régime bi et te foofu la ñu jëm balaa yàgg parce que cité nga ko tout à l'heure mooy loi yi nga xamante ni dañ ko jël modifié pour ay nit en tout cas jàpp naa ni président Macky Sall moom sawarul ci am ay adversaire yéen ñi ñëpp jàpp naa ni ku ci ne war nga waajal sa bopp parce que li mu def jëme ko ci Karim Wade def ko jëmale ko ci Khalifa Sall doon ko tenté ci Ousmane Sonko jàpp leen ne yéen ñi nga xamante ne ay chef de parti ngeen kenn ku ci nekk sa bis mi ngi ñëw parce que li muy def amu ci xàjj ak seen képp ku jóg ngir bëgg a xëpp cereem suuf c'est-à-dire ngir fexe ba troisième mandat bi muy leem-leemal nga jéem ci xaw a mel ni d'accordoo ci ak moom yat bi jàpp na ni dina la ko dóor. waaw d'abord ci code électoral bi dama jàpp ni que comme ni ñu ko waxee keroog président de la république dafa jóge ci élection présidentielle woote dialogue am ñoo xam ne dañu ne waxtaan ak Macky Sall perte temps la dara du ci génn ñun République des valeurs loolu la ñu waxoon ñu am ñu ne ala kulli alin xeex bu ne ak xuloo bu ne autour d'une table lay mujjee nañu toog waxtaan. jàpp naa ñooñ tamit seen taxawaay bi am na njëriñ parce que bu dul woon loolu Macky Sall mi waxoon ci jour ouverture dialogue bi que njuuj njaaj jeex na léegi dañuy liggéey sérieux duñ ko taxawaayam du mun a feeñ ba ñëpp xam ne ci njuuj njaaj nga nekk ba tey loolu ñooñu tamit ñu ne woon ci dialogue bi dañ leen ci sargal ci seen position parce que am na yoo xam ne du science ku nekk day wax xalaatam rek jëfe ko mais ci jéppandaw gi la ñuy xam ban moo ci gënoon jàpp naa ni ñaari taxawaay yëpp bu ci nekk am na ci ku beneen wet bi lu mu ci jàng muy waxtaan ñaari at toog ay plus de 160 et quelques séances dépensé juróom téeméeri millions 500 plus de 500 millions ci xaalis boo xam ne lii ci gafaga Sénégal la gën lii ay partenaires u Sénégal ñoom ñoo ko jox ñu tànn ay partenaires yooyu ak Sénégal ak opposition bi ànd tànn ñoo xam ne dañu ne ñii seen xam-xam seen xarañ nañu ci wàllum code électoral ak élection ak fichier te faruñu fenn ndax dëkkuñu faf sax ci réew mi bitim réew lañ leen jëlee ñu ñëw fay ay hôtel fay leen ay jour mission ñu jox leen ñuy déplacé wu et cetera baax na nit ñi xam nu mu demee ñu càmbar suñu fichier électoral càmbal suñu processus électoral defal ñu ay digal ñu ay digge yoo xam ne dañu ne bu ngeen bëggee mbir mi gën a baax gën a jaadu gën a tegu ci yoon lii lañ leen di digge te yooyu ñun ñëpp ñu d'accord ni loolu non seulement dafa baax mais moom moo am ci Afrique presque partout même Yaya Jammeh mi nga xam ne dafi jóge di woon dictateur boo xam ne amul laam-laame ni dictateur la dafa nangu woon yooyu moo taxoon ñu gañe ko bokk na ci li tax aussi bañ ko gañee président Macky Sall jël armée sénégalaise yónni ko Gambie dafa sukkandiku nee na ci droit international parce que nee na CEDEAO moom moo jël décision mais cour de la CEDEAO jël ay décision tamit ci suñu processus électoral bi àddu ci fekk kii tegtal yi nga xam ne tegtaloon nañ ko ci processus bi yooyu yëpp bokk li mu wax cour de CEDEAO dañu ne dañu war a dindi parrainage bi ndax dëppoowul ak démocratie
ab ndëgg sërëx la rek te buñ ko tegee ku ci bokk xam ne ni dañ ko tegee ku mu neex la Macky Sall di tànn nga bokk ci élection yi waxuma ni ñi ci bokk duñu motal parrainage yi dama ne dina am ñu motal te duñ leen kii te bu ko neexee même boo motalee doo ci bokk boobu loolu wax jooju expliqué woon nañ ko ci ay jamono waaye baax na nit ñi xam ne que CEDEAO daf ñu fi ci fekk si dëggal ko élection 2019 yi am na ñu ci bokkul ñoo xam ne waroon nañ ci mën a bokk ci élection yi te li ñu koy feeñal mooy depuis boobu ba léegi ñi nekkoon politique ñu ngi ci terrain bi di politique di waxal askan wi di waxal Sénégal di dundal démocratie Sénégal comme suñu genre parti bi est-ce que jàdd na bu élection ñëwee ñu ne ñu duñu bokk alors que depuis lors ñu ngi ci terrain bi di dem partout muy benn ñaar ñu ne bulletin unique bu fekkente ni gouvernement Sénégal lu mu layoon d'ailleurs pour dugal parrainage dafa ne liste yi bëri na xaalis bu bëri lay laaj pour imprimer liste yi nañ dugal parrainage yokk caution yi nangam sangam bu fekkee ne loolu la dëgg la woon ci moom mais pourquoi mu nangu loo xam ne mu bañ loo xam ne pays africain yëpp nangu nañ ko bulletin unique même Gambie gi moo amoon na fa bulletin unique mooy dañuy def nataalu ñëpp yow nga ñëw coché ki nga bëgg a tànn mais lu tax mu bañ ko parce que boobu du dem ne boo àndee bulletin wu opposition bi pour wane ni que nguur gi nga wooteel pour wax électeur bi loolu jox ko dara jënd kartam du yomb jënd votam du yomb moo tax ñu dugal bulletin yi pour wàññi càcc gi mais aussi pour gën a yombal processus bi ñoom ñu bañ loolu ñu dugal article R31 article L32 te xam ne ganaar yi sax xam nañu ni lii bu doon buñ leen ko dogalee ñu tourné tegge xam nañu lii ndëgg sërëx la que pour Khalifa la woon Karim Wade ak keneen képp koo xam ne Macky Sall ëllëg bëgg na ko jëlee fii d'ailleurs mu tëggaat code bi dugal ko ci anam yu gën a graaw parce que dafa ne tey dañu ne tey jii nii même buñ la dóoree buñ la jàppee ci 2 mois sursis war nga mën a bañ bokk ci élection présidentielle wala maire wala leneen te ñu ñëpp aussi xam nañu bu fe loolu defuñu ko pour aar alalu réew mi wala tànn ñu gën a baax parce que tey jii nii am na ñu bëri ñoo xam ne ci maire yi moom ci wàllu boppam moo ne ñu ngi jaay suufu Sénégal ba ne daf ciy jël ay matuwaay am na ñu bëri ñu bokk ci gouvernement bi ak yooyu lu bëri ñu ngi koy wax ci ñoom bu ñu fi jógee te ñoom nu mu dressé woon liste 25 mun nañ dressé liste 125 donc du pour bonne gouvernance wala kii moo tax mu def ko mun naa continuer loolu di lim benn par benn les 5 points de désaccord xamoon nañ nag que xam nga waxtaanu dafa am fooy toll ci waxtaan loo tax ñu ne république des valeurs réewum ngor dafa am loo xam ne ngor moo koy jomb kuy jomb parce que bu dee consensus la ñuy wax rek bu neexee président de la république consensus du am jamais te duñu nee ni ci moom la tukkee parce que dafa am kudd te ku am kudd du lakk mooy Benno Bokk Yaakaar dañu ne consensus bi du moom ci moom la tukkee mais ci fekk ci moom la tukkee parce que moom mooy Benno Bokk Yaakaar xam nañu tey jii nii même liste Podor yi mu ngi ciy àddu ba mu demee tournée Podor bi dafa ne gars yi fexe leen nag bi yoon ngeen jubóo fu mu dem loolu lay wax déjà wax na ni man je n'accepterai pas de liste donc c'est le chef de parti qui parle en permanence même ci ay détails yu commune boo xam ne moo gën a tuuti ci Sénégal à fortiori nag ci loo xam ne moom mooy déterminer élection yooyu nga xam ne moom déjà mooy déterminer élection locale maire yooyu muy déjà muy dugg ci seen i affaire et cetera donc loolu du ci sori donc président de la république lu taxoon ñu ne woon wóoluwuñu kàddoom may dafa yàgg wax muy deñ dafi wax ni damay wàññi sama mandat de 7 à 5 ans te loolu man maa doon jiite cadre APR yi ba mu ko defee dina def nañu ci déclaration ku mu neex nga dem xooli suñu déclaration je pense février ou mai 2015 déjà ñu ngi ci àddu di avertir ne le respect de la parole donnée est sacré ak yeneen yu dul jeex donc xamoon nañu du Macky Sall du Abdou Diouf Macky Sall du Ablaye Wade Macky Sall du extra quoi qu'on puisse dire bu ko Ablaye Wade toppee woon nu mu toppee tey nii du présenté wu sax ba naan day jiite réew mi. léegi est-ce que da ngeen di toog rek ngeen di seetaan opposition. non dañu nii que xeex la laaj bi yoon bett nañu
xeex bi nag du forcément violence dama koy wax souvent mais dinañu def un plan d'action boo xam ne bu laajee Sénégalais yëpp génn bu ngeen di fàttaliku ba ñuy def parrainage bi ñun dañu wàccoon ci mbedd mi bañ ma muy yóbbu poste de police ma fanaan fa man ak ñoom Decroix ñoom Déthié Fall ñoom et cetera ci affaire parrainage yi la woon donc mais pour que Sénégalais yi bu ñu ne woon lundi bi dimanche bi lundi bi rek na gars yi génn manifester mais ñu bëri xamuñu exactement détails yi ma fi wax nii du ñu comprendre dañuy wax rek opposition bi bëggati na yëngal dëkk bi et cetera donc dafa laaj déjà ñu expliquer citoyens yi ñu comprendre lu tax tey ñoom la ñuy waxal ñun lu ñu war mooy jóg jéem a kuréelu pour démocratie am ci réew mi pour ñoom bu ñu bëggee tànn ñu am choix bu large bu ñuy tànnee ku ci bëgg a bokk aussi ci citoyen bi mun a bokk ci anam yoo xam ne du parce que da nga am xaalis wala parce que bëri ay pexe mais bu fekkee ne liñ fi bàyyi nii moo fi am doomu nit ku jub waxuma sax baadoo la parce que nit ku jub liggéey fa nga war a liggéey jaar fa nga war a jaar doo fi nekk président de la république doo fi nekk maire doo fi nekk leneen parce que ñoom ñooy tànn donc loolu est-ce que démocratie la lu tax ñu war a expliquer citoyens yi dem expliquer chef religieux yi chef coutumier yi nga xam ne ba ñuy tàmbalee débat bi ñëwoon nañu bokk envoyé nañu représentant parce que gouvernement bi woowoon na leen ne leen kaay leen teewee seede ni que ñaan et puis aussi ñaax nit ñi que nañu waxtaan pour opposition bi bañ a participer ci débat bi. doon démocratie bi mat na fii soxlawul ANSD yenn couleurs yi ñoom ñooy ñëw fekk la jox la information yu mat sëkk ci lépp lu dox réew mi di doxee donc Ndiaga ñu ngi lay jaajëfal.